mbokk yi benn waxtu ci bëccëg jot na fii ci Ndakaaru li gën a fës ci bopp xibaar yi nguuru Sénégal defoon appel ca cour d'appel bu Paris ngir mën a teg loxo lenn ci ay moomeelefam kii di Karim Meïssa Wade mu mel ni nguuru Sénégal amul ca ndam dinañ ci jox ko kenn ci waa parti démocratique sénégalais di Gallo Tall ci xibaar yi lay doon leneen na ci bokk muy toolu àllarba di ab projet bu Serigne Modou Kara Mbacké daal di taxawal fas yéene sóob loxoom ci lépp luy suqali koom-koom réewum Sénégal jaare ko ci mbay mi waaye gën a dooleel plan Sénégal émergent fësalit yéene ba mu am mooy njiitum xew mi di président Macky Sall ñu falaat ko ñaareelu mandat ci atum 2019 daañu ci dikk yéen ci xibaar yi ay taxes clando lañu nekk ca Mbuur ne la ñuy fay ci ay taxes dafa jéggi dayoo waral ba ñu wàcc ci mbedd mi wane seen naqar sàkku ci mairie bi mu wàññi ko loolee la ñu fësal ci ab proposition ne bu fekkee ni taxawuñ ca mooy ne dootuñu fayati benn yoon lu aju ci wàllu taxe daañu ci dikk yéen ci xibaar yi leneen dina ci bokk muy ñeent ci ay entraîneur yu Afrique CAF daal di leen tànn ngir ñu mën a amal ab tàggatu ngir mun di entraîner ca bitim xew kii di Aliou Cissé bokk na ci nañu tànn ñenn ci ay sportif ci seen xam-xam màcc jëm ci wàllu wi di ko rafetlu jàpp ne ab yokkule ci wàllu wu ni mel waaye it CNG ak daan ba mu teg kii nga xamante ni mooy Lac de Guiers ñenn ci yëngu ci wàllu làmb indi ñu seen gis-gis daañ ko fanfat ci xibaar yi mbokki ponk yangoog bu ngeen ñu toppee ñu yaatal ko. mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi ci digg bëccëg bi dañ koy dooree ak kii di Karim Meïssa Wade mi nga xamante ni nguurug Sénégal dafa jébaloon ab appel cour bu Paris ngir mën a teg loxo lu ci ëpp ci alalam mu mel ni nguurug Sénégal jëleewu ci ndam bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jotee lu ni mel tax ba kenn ci waa parti démocratique sénégalais la ñu fas yéene jokkal ci buumu jokkookaay bi di Gallo Tall bu parti démocratique sénégalais su fekkee ni jàppandina ñu teewlu ko moom Gallo Tall bu parti démocratique sénégalais mën a xam ana ban gis-gis la ci am ñu ngi may xam ni jàppandeegul waaye xëy na dinañ ci dikk yéen laata njeextalu bi le jotaayu xibaar ñu wax ci leneen mu ngi aju ci procès bu imam Alioune Ndao xam ngeen ni ginnaaw bañ ko dàqee ay yooni yoon ni ki tey lañ ko dooraat ay njabootam sàkku ci lu ni mel mu jaax ci yoon kenn ci njabootam fësalit ni njiitum xew mi di président Macky Sall bu fekkee ni lu mu jàpp rek lay wër am na ko te sakkan na lool ci réew mi ñu teewlu kàddu kenn ci ñoom di rakku imam Alioune Ndao di wër ci turu Abdoulaye Ndao ci micro suñu ndaw. monsieur Macky Sall rey nit gi surtout xale yi ñuy jël di leen rendi bëri na lool ci réew mi manque sécurité gi ci Sénégal li ñu gis depuis 2015 ak tey mosuñ ko fiy gis ci loolu lañ lay xaar monsieur Macky Sall ñu ngi lay xaar ci école yi nga xam ne daanaka depuis nga toogee tey njàng mu baax amatul Sénégal dëgg-dëgg soo bëgg a tëj am nga loo tëj franc-maçon yi bi nga fi toogee tey niñ wullee ñaay ci réew mosuñ koo mel góor jigéen ñi moom dama koo jëlale ndax moom dem na ba bitim réew ne góor jigéen moom légalisé guñ ko Sénégal waaye nag am nañ fa seenu liberté ñu ngi fay dund kenn du leen laal ci yooyu lañ lay xaar waaye xaaruñ la ci nga ñuy cibleel ay imam di leen jàpp ak di leen tëj képp kuy jullit képp kuy nit koo xam ne bañ nga insiste muy injustice bañ nga ko mu dal ci sa ko wala muy dal ci sa mbokk jullit ñu ngi lay ñu ngi góor ñu ngi jigéen ñu ngi kilifa ñu ngi ñëpp bàyyiwuñ kenn ñu ngi leen di woo ci yar ak ci teggiin ñu ñëw taxaw seen mbokk jullit ndax taxaw sa mbokk jullit dafa bokk ci farata. mu ngoog toolu àllarba noonee la ko dippee di ab projet bu Serigne Modou Kara Mbacké samp jamono ji ngir bokk ci luy suqali koom-koom réewum Sénégal jaarale ko ci mbay mi waaye gën a dooleel plan Sénégal émergent yamu ca moom njiit li fësal ni bëgg-bëggam mooy ñu sampaat njiitum xew mi président Macky Sall ci élection présidentielle yu atum 2019 jëwriñ ci ndénk wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr ma nga fa woon ndaje bi yaatu suñu ndaw di Adjara Ndiaye lañ ci àndal. Serigne Modou Kara Mbacké taxawal na benn projet duppee ko tollu àllarba ngir rek gën a mën a ñoñal liggéey bi nga xam ne njiitu réew mi ngi koy def jëm ci wàllum émergence su dëkk bi kuréel gi la jàpp ni concept bi lu am solo la ndax li nga xam ne moo di mbay mi mu ni jëmale kanam. Ce projet Al Mountakha constitue à faire renaître, à reprendre une habitude qui avait disparu de notre société, les tollu àllarba, comme on les appelait, ou les chants du mercredi.
Et ce qui est original, c'est que ce sont les populations locales qui sont chargées de s'occuper de ces champs, de les récolter, et à la fin, le général de Bamba prendra toute la production pour la mettre au service du khalife général des Mourides. ñi nga xam ne ñoom la fa njiitum réew mi yónnee woon rafetlu lool mbir mi li teg si ni lii dina tax ñu gën a mën a ñuñal suñu économie réew mi. réew mënul dundal boppam wan gannaaw agriculture bon nag tey adressé nga problématique boo xamante ne mooy problématique phare bu plan Sénégal émergent moo tax d'ailleurs ñu def si ay résultats yaakaar naa ne le président Macky Sall nga xamante ne leader la si NEPAD leader la di CEDEAO leader la su UEMOA mais leader la su àdduna bi day accompagner initiative yi mel noonu. ci noonu Serigne Modou Kara gën a fësal engagement wam tey it di ñaax talibé yi ñu gunge président de la république ngir mu mën a faluwaat. man duma duggantu duma jàppantu duma defantu xam nga ñu bari ñaari mandat rek lañ koy ñaanal ak yooyu mais pourquoi te ñaar ñi ko fi jiitoo ñëpp ku ne def fi 20 ans ah comme li muy def baax na reconnaître nañ ko maanaam fi mu toll xilaafa goo dem ñooñu gërëm nañ ko d'accord démocratie xew na ak liberté de conscience mais nag nit bu amee kilifa naka la si kilifa naan woy nga naan non. ngir rendre hommage xalif généralu Mouride yi ki ni woowee généralu Bamba daal di dugal loxoom nag ci wàllum mbay mi ngir askan wi mën ci jariñu ci noonu fas yéene nag taxaw benn coalition bu mu duppee coalition du siècle ngir rek gunge Macky Sall ci présidentielle 2019 yi. mu nga ko tollu àllarba bu Serigne Modou Kara Mbacké daal di koy taxawal mu doon ab projet jëm ci wàllu mbay mi ci wàllu woowee sax la ñuy desandi jëwriñ ji ñu ko dénk di Pape Abdoulaye Seck rafetlu maanaam lu aju ci wàllu njënd ak njaayum gerte bi di commercialisation bi ak it la ñu jot a jukki jëm ci ñi woowee ay huiliers di yëngu ci wàllu dëwlin mu jàpp ni la ñu jot a collecté ci xen daanaka war na jege ci ñaari téeméeri junni ak lu teg ci ay tonnes mu jàpp ni loolee buñ ko méngaleeg la doon am daaw daanaka ab yokkute am na ci. waaye lu aju ci wàllu exportation bi it mënees nañ cee nemmeeku ay yokkute ñu teewlu ay kàddoom moom Pape Abdoulaye Seck. wax ak yow huileries yi maanaam ñuy nal gerte gi lépp loo xam ni mën nañ ko ñu ngi koy def am nañu plus de 220 000 tonnes yoo xam ni dëndagum nañ ko daaw ci jamono bii ay 129 000 tonnes lañ nekkoon donc lu ñu dëndagum ren. moo ëpp lu ñu dëndagum daaw muy benn doo xoolee facture yu nekk ci huiliers yi yëpp am nañu facture yi rek mët na 50 milliards 37 milliards yi fay nañ ko ba mu jeex takk la ca des ay booru ay 11 milliards yooyu la topp te kooku tam financement am na ba nga xam ni huiliers yi dinañ ko fay jamono bii ñuy wax ak yéen Sonacos amagum na financement 52 milliards Sonacos lu mu dindagum ci waxtu yi ñu toll ëpp na lu mu dindoon daaw yëpp. mu nga ko kàddu yooyu jëwriñ ji yëkkati ni ki démb ginnaaw ab ndaje ba ñu doon fësal lañ ci jublu mooy fexe ba secteur agroalimentaire mën am wàllam ci marché yi nekk ci bitim réew jëwriñ ji ne ci ñetti mbir la sukkandiku ngir ni loole ñu mën caa àgg bokk na ci jumtukaay yi ñu jëfandikoo jëm ci agroalimentaire waaye it yokk li nga xamante ni mooy production bi muñ ca noppee wàllu transformation bi doon lu mucc ayib mu jàpp ni loolee liggéeyu ñëpp ñoo ci war a dugal seen loxo ngir Sénégal mën ca bitim xew gën ci ràññeeku ci wàllu agroalimentaire leeral yeeg suñu ndaw di Mouhamadou Diallo. lépp luy lëkkale lu ñuy dundee ak lu ñuy bay jàmbar nañ ko fi li ko dalee fa ñuy juyee ba si sax fan koy jëfandikoo jaarale ko si coppi biñ koy coppi wala sax yóbbu biñ koy yóbbu biti réew. bi ñu ñëwee nag fii
Mouhamadou Diallo lu aju ci wàllu diwlin bi nga xamante ne dañ koy defaree ci xew mi mu jaar ci gerte bi nguuru Sénégal lay mbébétam mooy fexe ba loolee daj fépp ci xew mi ci marché bi ngir askan wi di mën di jëfandikoo diwlin bi bàyyeeko ci xew mi li ñuy woowee consommer local waral ba jëwriñ ju dénk wàllu commerce di Alioune Sarr fësal ni lu war a jege téeméeri tonne la ñu fas yéene defar ci wàllu diwlin ci xew mi mu ci sàkku taxawaayu acteur yépp ngir noolee mën a antu sax jot nañoo xaatim ab accord bu ñu dëxëñ mbébét yooyee ak it nuñ ci fas yéene liggéeyee ndaje ba yaatu suñu ndaw di Aïda Mamadou Diop lañ ci àndal. lii mooy mujjanteelu waxtaan bi nga xam ne nii amaloon nañ ko jëmale ko ci nan la ñuy def ba diwlin ji nga xam ne nii moom mooy diwlinu gerte bi ñu mën koo defar fii ci Sénégal te jaayee ko fi ñi nga xam ne nag ñoo seq li ni mel tey ji ñoom ñëpp xaatim këyit gi nga xam ne nii mooy tax ba loolu mën a am. ñaareel bi mooy fexe ba diwlinu gerte bu ñu ko defaree ci réew mi ba pare ñu mën ko jaay ci anam yoo xam ne ku nekk da ci gis sa bopp. maanaam muy industriel bi muy waa rasière muy béykat bi muy consommateur bi kenn bañ cee gaañ. ñu bëri it amoon nañ ay jiixi jaaxa ci lu jëm ci yenn poñ yu nga xam ne nii bindoon nañ ko ci protocole bi waaye ki nga xam ne nii moom mooy jëwriñ ji nee na lépp lu nga xam ne nii ñoom wax nañ ko fi dinañ ko jël en compte ci protocole bi le li ni mel dafa am solo ndax bëggu-bëggu njiitu réew mi la. ñiy yëngati ci dëw yi muy industriel yi. muy war a ziet waaye ñu fexe ba ñu mën a jaay sunu gerte ak sunu diwlin di ci def communication leeral ko askan wi xam ne njëriñ ba ci nekk ak aussi que diwlinu gerte moo gën a baax ci anam yu bëree bëri diwlin bi ñuy importe loolu tamit nekk loo xam ne yaakaar naa yenn entreprise yi war nañ ko mën a ak commerçant war nañ ko mën a liggéey. diwlin bi nga xam ne nii moom la ñu dëppee diwlinu segal ñu fas yéene ko traité defar ko ba mu baax jaay ko fii ci Sénégal ñoom ñi gëm nañ projet gi le association des consommateurs ne nañu fexe rek ba ñi nga xam ne ni ñoom ñooy askan wi bañ cee gaañu ci loolu ci la ñu jëlee décision ne diwlin jooju bis bu ñu ko defaree ba pare dinañ jéem a rek jaayee ko ci njëgu 1000 francs réunion bi ñu defoon ko ngir ñëpp ñu nga xam ne nii ñoo seq secteur googee indi ci seeni xalaat waaye siife protocole bi nga xam ne nii moom moo leen di lënkale bis ni ki tey. Aïda Mamadou Diop ñu wax ci ak yokkute gu Sénégal am ñu gën ko xam ci croissance économique daanaka ci xayma téeméer boo jël yegg na ci juróom-ñaari yeeg yu teg ñaar bu ñu sukkandikoo ci ay gis-gisu ñii di waa prévision étude économique mu jàpp ni li tax Sénégal am yokkute googe bokk na ci réforme yi ñu jëmmal ci réew mi ak it données yoo xam te ni ñu ngi ko jëlee ci réalité réew mi ci tolluwaayam waaye ñu jàpp ni donte ko yokkute googe am na lay dëgg mooy ni am na yenn secteur yoo xamante ni ñu ngi ci ay jafe-jafe Jibi Sardioni. koom ak réew bu Sénégal mu mel ni mu ngi dox bu ñu sukkandikoo ci xayma yu yeesile ci atum 2017 yokkute bi nga xamante ne ni ñu ngi ko xayma woon ci juróom-benn yu tombal juróom-ñett ful na ba ci juróom-ñaar yu tombal ñaar. tane ñu ngi gis ne depuis 3 ans au moins ñu ngi ci trajectoire bu baax année bii ñu ngi ci juróom-ñaari 7% environ donc yooyu changé na plus également confiance bi am. ci Sénégal ci état du Sénégal. kóolute gi ñuy lebal réew bu Sénégal am mu mel ni nag mu ngi fi bu baax waaye teewul am na ci yenn ci ay secteurs yoo xamante ne ni dañuy sox fi mu toll nii. farine bi yooyu am nañ ay quelques problèmes ñu mel ni tamit suukar si ni mu doon doxee xëy na doxewul noonu lu mel ni tamit lu mel ni industrie tabac maanaam ni ñuy defar cigarette yu mel noonu yooyu tamit doxul ni mu ko doon doxee. ci lu jëm ci bor bi nga xamante ne ni réew bu Sénégal mu ngi ci ndoddam banqaas gi ñu dénk wàllu koom gi moom li ñu jàpp moom mooy réew bu Sénégal li waraloon muy lépp mu ngi koy joo ca fa mu waree. solo défi bi gën a mag ñi ma ko waxee léegi ci tubaab maanaam xool xaalis bi fu ñu koy dugal ndax mun ci def lu baax te loolu foog naa ne liñ présenté ci ñi lebal xaalis dal na xel. bile lël nag nga xamante ni at mu yàlla sàkk dañ koy am li ko tax a jóg bokk na ci xool soppite yu ñu nemmeeku ci wàllu nag koom gi ngir mën koo jubbanti jaarale ko ci recommandation yoo xamante ne ni ñi yëngatu ci wàllu yi ñoom ñoo koy indi ba tax na ñu ngi dalal xelu askan wi di xamle ne yii résultat mu ngi tukkee ci ay résultats yoo xamante ne ni yu ñu jëlee ci terrain bi la te kenn sosu ci lenn.
ñu jëm ca Mbour ñuy ay maanaam taxi clando yoo xamante ni seen diggante neexatul ak mairie ba fa nekk la ko waral ci seen i kàddu mooy ni taxi yañ leen di fayloo dafa cher junni la ak ñaari téeméer la ñu bëgg mooy ñu wàññi ko ba mu doon juróom benn téeméer loolee di seen i proposition ñu bëgg kilifa yi taxaw ci lu ko mooy la ñu fësal mooy ni dootuñu fay te benn yoon taxe ñu wàcc ci mbedd bi ngir fësal seen naqar boobee suñu ndaw di Mamadou Diop ma nga fa woon. ñoom ñëpp dañoo gaare woon seen oto wàcc ci mbedd mi doxu ñaxtu ñooñu ñooy chauffeur clando yi nekk fii ci diwaanu Mbour. ay musóor ak ay fulaar yu xonq la ñu gàlloo woon ñooñu di ay taximan kat mer ba futtu di sàkku ci meeru Mbour mu fexe ba seen liggéey gën a ñoŋ jëm ci kanam. parce que Mbour maire lu mu ñu waxoon yëpp defu ci dara léegi nag fu mu toll nii dañoo taxaw nag pour jëflanteeg maire ndax maire daf ñu newoon ne 3000 francs bu ñu ko amee 3000 taxes bu ñu ko amee dinañu wàññi fii su mairie depuis 4 ans ñu ngi topp seen ginnaaw mais ba léegi dara antuwu ci ñu ngi fay 6000 francs par weer wu dee boo ko calculer ça fait 36 millions ñu ngi koy dugg ci mairie Mbour te gisuñu suñu bopp ci maire bi ci dëkk bi mooy dëkk bi amul yoon. embouteillage mu ngi bëgg a rey soo yebee doo am foo jaar bëgg ñu wàññi ko yóbbu ko 3000. manifestant yooyu mer ba futt la ñu def ñoom kat ñu ne duñu deltu gannaaw dinañ dem ba lu ñu ci góobe gar ko. ay tableau la ñu jël def ko ci buntu mairie bi di fa yebloo ay tata taxi yi amuñu droit pour jëme fa marché soo fa jëmee ñu jàpp la te fu mu toll nii client yi yëpp fépp presque marché la ñu jëm dëkk bi yëpp ay arrêt municipal la ko maire def te maire nag mënul defee loo nit ñi 6000 ba pare bëgg def dëkk bi ay arrêt municipal loolu mënul la nekk trop c'est trop dafa doy. ne su fekkee ne mairie bi fekk si wu leen ci seen bëgg-bëgg dootuñu fayti benn yoon taxe municipal. loolu nag fu mu toll nii ñun dañuy jël décision ñun fas yéenootuñoo fay mairie dërëm mënatuñ koo dugalati ci mairie bi tant que ci liñ koy woo fekk suñu ci waaw ndax dëkk boo dem ci Sénégal taxi yi 3000 francs la ñuy fay léegi Mbour nag ban dëkk la ci Sénégal ba mu war di fay 6000 francs ndax dafa bokkul ak yeneen dëkk yi. ñu toll ci war a bañ a fay le 15 buñ ci tolloo mooy duñu dem fay. commune bu Mbour am lu ëpp juróom-benn junniy taxi clando oto bu nekk weer wu jot. junni ak ñaar téeméer moom lay dugal ci kafak ak mairie bu Mbour loolu nag suñ koy xayma mu nekk bés bu nekk ñeent fukki dërëm. mu ngoog ñu koy jaajëfal moom Mamadou Samb maa ngi leen ko doon junju ci ndoxteelu xibaar yi muy état bu Sénégal dafa jëbal ab appel ca cour d'appel bu Paris ngir mën a teg loxo lenn ci alalu kii di Karim Meïssa Wade mu mel ni loolee ñu doon sàkku nguuru Sénégal daanaka mujj nu ko am laaj ji lañu ca jëlee ñu ngi ci buumu jokkokaay bi kenn ci waa parti démocratique sénégalais di Gallo Tall Gallo ginnaaw bu ma la nuyoo ana lan ngeen mujj jëlee ci boobee nouvelle di xibaar bi ñu jotee ni ki tey jëm ci mbirum Karim Meïssa Wade. waaw jërëjëf sëriñ bi dana ginnaaw bañ la sant nuyu say mbokki téléspectateur ñoo ngi dellu di sant yàlla di julli ji Seydina Muhammad waaye di dellu njukkal di ñaan yàlla lokk leeru sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké li tax ma commencé foofu mooy lii ñu jur li projet bi jur tey daf ko waxoon laata mu fi jóge ndax neew na du mujj fenn information bi yomb na neex na jàpp am na ñu bett am na ñu bettul mooy que ni état du Sénégal xalangoom bi mujj je crois que ni tey la te dina ko war a nangu nag parce que li mu porté woon plainte Karim Wade ca Paris tribunal de première instance joxe verdigam l'état du Sénégal ni ko d'accorduma daal di def beneen appel tey jii nag la lépp gën a leer tey lañu état de justice française xamal ne ndekete Karim Wade dara mënu koo tee nekk candidat tey lañu état de justice française xamal ni ndekete le Sénégal am nañ chance am un président visionnaire dans le futur muy Karim Meïssa Wade parce que li état bi doon wax li nga xam ne que moom lañ doon gëmloo Sénégalais yi muy mensonge yi di wax loo xam ne si du dëgg na leen Karim Wade du mën a ñëw tey la lépp leer xam nga am na adage bi wax ni xale. boo waaw ba tey ci ponk boobu Karim Wade mënta ñëw ba léegi ñu ngi koy xaar gisuñu ko. waaw lu may noonu it xam nga ba léegi leeragul. boo ko ne bisa nga ci bisi day yaakaar ni tabaski la. ñun ndekete leetaru Karim Wade bu mujj bi mu ñu doon wax naan ñu mi ngi ñu jox rendez-vous le 14 tey ji le 14 ndekete tey la justice française waroon a statuer ci dossier boobu bi mu ci statuer jox nañ ko dëgg xamal na ni nguuru Sénégal jaaxaan donc moo tax ñu war a xamal ne képp ku gëm Karim Wade képp ku gëm candidature Karim Wade na nga xam ni dana mën a nekk dana nekk te Karim Wade dina ñëw lii lañ doon xaar li ci des mooy ñun dina organiser ñëwam fii ci kàttanu sa yàlla.
mu ngoog ñu koy jaajëfal moom Gallo Tall bokk ci parti démocratique sénégalais ginnaaw xew-xew bi jëm ci appel bi nguurug Sénégal def ngir teg loxo lenn ci alalu kii di Karim Meïssa Wade ca Paris mu mel ni jëlewu ca yam ñu doon teewlu ay kàddu moom Gallo Tall la mu ca gis ak it la cay taxawaayam jëm ci parti démocratique sénégalais. ñu wax ci leneen mu ngi aju ci sëqët su bon ci Sénégal jeex na fi tàkk bu ñu sukkandikoo ci coordonnatrice programme bi xeex mbirum tuberculose lëkkaloo ceek ñi di waa OMS ñu jàpp ni ay jéego yu yàgg yu ñu doon jëmmal moo indi résultat bu ni mel waaye teewut la ñu jàpp mooy ni faw ñu wéyal yooyu stratégie ngir ne feebar boobee mën a jeex wala boo ko dootul amati ci réewum Sénégal suñu ndaw lañ ci àndal di yaama ko li feebaru sëkkët mu nekk feebar bi lor ñi di waa PNT maanaam programme national de lutte contre la tuberculose di ñaax askan wi rawatina sectoriel yi ngir ñu dugal ci seen loxo ngir rek jugeel fi bile feebar. thématique gu ren bi moom mooy képp ki nga xam ne leader la bëgg nañu mu xalaat ni tuberculose am na ak mu dugal ci dooleem. donc képp ki nga xam ni am na Pastef wala am na mën-mën wala am na xam-xam war nañoo taxaw pour saytuwaat feebaru tuberculose. ñan nga ci xalaat. xool naka la ñu dimbalee ministère de la santé pour que mu gën a am résultat yu gën a baax. waa PNT seen mbëbët mooy balaa 2022 ñu mën a saytu cas manquant yi maanaam ñi nga xam ne dañ leen doon xaar ba tey gisatuñ leen ngir ñu mën leen a fecc. li des moom mooy ni dafa am ay cas yi nga xam ne ñun ñi ngi leen di xaar ñu ñëw ñu faj leen ñi ngi ci biir askan bi mais gisuñu leen ci bérébu fajukaay yi yooyu mooy cas manquant te ñooñu ñi nga xam ni ay cas tuberculose te demuñu ci bérébu fajukaay yi dañu continuer di wàlle te seen wàlli boobu mooy tax feebar bi di gën a bari chaque année te duñ ko gaaw a mën wàññi. ci loolee nag coordonnatrice bu PNT di xamle ne ngir jógeel fi li ni mel tënk na ko ci ñeenti pàcc bu njëkk bi mooy ñuy faj mais foofu suñu xel dal na fa ndax ñoo ña ngi leen di former te ña ngay def liggéey bu baax te ña ngay communiquer sax ci biir structure yi ñaareeli pàcc bi mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy askan bi maanaam communauté yi ndax ONG yi taxaw nañu plan international mi ngi fii ànd ak yeneen ONG lëkkaloo district yi ak ay organisation ci quartier yi di xeex feebaru tuberculose. yeneen levier bi nga xam ne war nañ ko actionner te foofu la monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr jëm parce que yaakaar na ni effectivement ni ñooñu il faut mu waxanteeg ñoom ñu jàpp ci feebaru tuberculose bi moom mooy secteur ministériel yi. ñaari fukki fan ak ñeent ci weeru mars lañu jagleel bésu tuberculose docteur Marie Diouf Sarr di xamle ne waa PNT def nañ ci ay jéego yu bari ba tax na fukki junneeg ñeent yu toftal ñett téeméer ak fanweer ak juróom ci ay cas téeméer boo jël juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent jot nañ leen traité. ginnaaw sëqët subon si ñu wax ci beneen feebar muy paludisme banque islamique de développement dugal ci koppar yu takku taxawal ab projet boo xamante ni lañ ci jublu mooy fexe bëgg na aar askan wi ci boobee feebar lu war a jege 3 millions ci askan wi projet boobee bàyyi na leen xel waaye te juróom benn région ci réew mi yu ñu jàpp ni feebar boobee gën na fa taqar naase lañ ci jublu ñoom kilifa yi mooy fexe ba gën a aar askan wi ci paludisme ànd ceek acteurs yi ñu gën a lawal seen xeex fépp ci réew mi Ndeye Fatim Lo lañ ci àndal. ci fukki at yu mujj yi limu nit yu amee feebar bi di sibiru ak ñi nga xam ne feebar bi faat na leen wàññeeku na bu baax jóge na ci juróom-ñaari junni jëm ci ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ci atum 2017. boo ñëwee ci gox nord bi boo jëlee junni ni nit juróomi nit à peu près ñuy am paludisme ci at mi. nga dem boori Kaolack Diourbel boo jëlee junni nit dinañ am fukk ak juróom ba lu teg mais boo demee lu mel ni Tambacounda ak lu ci Kédougou ak Kolda boo jëlee junni nit dina am lu tolloog ñaar fukk ak juróom yu ko dépassé.
ngir gën a mën a dëgëral li ñu jot a am faaw ñu am financement ba tax na banque islamique de développement moomee dafa dugal loxoom ci xeex bi mu jox koppar réewu Sénégal ci jiiru ñetti at jaarale ko ci projet bi ñu tëral ngir ñu mën a fagaru ak it ñu jéem a xeex feebar bi di sibiru. La contribution de la BIT à ce projet. ngir jëmmal projet bi banque islamique de développement joxe na koppar yu am solo tolloog fanweeri million ak ñaar dollars te tamit bu ñu xoolee ci loolu téeméer boo jël fanweeri daanaka ndàmpaay bu ñu jox la wala sax ñu may ñu ko ñiy def loolu moom mooy fondation Bill et Melinda Gates ñoo ñu baaxee loolu am na tamit ñeneen ñoo xam ne sóob neer ci seen yoxo. projet bi dina tax ba askan gi nga xam ne ñoomee ñooy gën a jànkonteel feebar bi mën a jot ci couverture universelle dinañ ko amal nag ci juróom benni région ak ñaar fukk ak juróomi district sanitaire. Louga, Saint-Louis, Matam, Diourbel ak yeneen gox ñu fexe ba nombre de cas yi ñu daan am chaque année ñu wàññi ko ba nga xam ne tey jii lii nga xam ne moom la Sénégal engagé wu ñu mën cee jot. bu dee sax réewu Sénégal moomee am na xam-xam bi wax ngir mu mën a dàkkal fii faat yi nga xam ne ni que feebar bi di sibiru mu ngi koy def wàllum koom-koom bi bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne réew mi du mën a xeex ba faw feebar bi projet bi moom fas yéene na soppi li ni mel jaarale ko ci tëral ay jumtukaay yoo xam ne askan bi yëpp dinañ mën a jot ci lii di. Ndeye Fatim Lo ñu koy jaajëfal ñu wax lu ñeel wàllu tàggat yaram lu war a jege ñeent ci ay entraîneur CAF jël leen ngir ñu tàggat leen ngir seen xam-xam gën a màcc ci wàllu entraînement wala boog di entraîner di joueurs yi fii ci réew mi ak ca bitim xew. Aliou Cissé di sélectionneur national bu sunu gaynde yi bokk ca lu ni mel ñenn ci ay taskatu xibaar seen xam-xam màcc jëm ci wàllu tàggat yaram di ko rafetlu jàpp ne ak yokkute la jëm ci kooku di Aliou Cissé xëy na laata njeextalu ci xibaar yi ñu ànd ceeg suñu ndaw di Mamadou Samb ñu wax ci leneen muy ndogal bi bàyyeekoo ci waa CNG dal ci ki nga xamante ne mooy Lac de Guiers mooy ni dañu ko suspendre lu war a jege benn at du laale daray mbër wala bokk làmb ci arène bi lu ni mel ñenn ci ay taskatu xibaar seen xam-xam màcc jëm ci wàllu làmb am ci ay gis-gis yu uute ñu ànd ceeg suñu ndaw di El Hadj Moussa Bey. làmb ji paase nii làmb politicien la woon du woon làmb naturel nii rek déedéet. ñëpp doon ragal CNG mujj na ko jëmmal tegub ndaan ki nga xam ne moom la ñu duppee puncheur du Waalo ndax kaddu ya nga xam ne yëkkati woon na ko gannaaw defet ba nga xam ne amoon na ko digganteem ak Modou Lo ndogal li nag tukkeewul lu dul ci règlement bi nga xam ne CNG ci la sukkandiku di kaddu chroniqueur sportif bi lee. dafa am noo xam ne noonu ngay comporté woo boo nekkee kilifa wala nga nekk responsable ci loo xam ne dañ cee bokk moom xëy na defet bi metti woon na ko xaaru ko woon mu ne tey jii ñëpp dañ ko contre et que bi muy bëree ñëpp la bëreel il a même lutté avec le gouvernement bon je pense que loolu ay propos la yoo xam ni waroon na xaar ni CNG kat dina jël ay mesures ci moom. ndogal li lu ñu xaarandi woon la bu ñu sukkandikoo ci kàdduy taskatu xabaar bi le xam-xamam màcc ci wàllu bëree li bett kañ Malick Thiandoum mu di rek diisaayu ndaan bi nga xam ne teg nañ ko ci noddu kilee. Lac de Guiers day perte ñetti yoon perte na combat perte na lu mat juróom-ñaari million ba pare ñu aj ko at. donc loolu metti na ci moom li dal ci kawam yépp bëri na surtout bu fekkoon ni tey dañuy nekk ci justice dañuy wax ni délinquant primaire mooy maanaam ku nga xam ne mi ngi soog a wàcc yoon kuy soog a wàcc yoon nag da nga koy tegaat ci yoon mais doo ko sanctionné sanction bu nga xam ni daf koy handicapé. ñu jàpp ne nag ne Lac de Guiers 2 dina toog atum lëmm du sëgg bëree xanaa kañ mu sukkandiku rek ci yoon yi nga xam ne rëddal nañ ko ngir mu andi ci pexe. am nga voie de recours mën nga bindaat pour ñaan CNG ñu wàññiwaat peine boobu loolu yoon may na ko te bu boobaa bureau CNG bi ñoom ñooy dajawaat statué waat xoolaat. recours yooyu am na ay lettre de grâce yoo xam ne mën nga ko bind am na ay peut-être ay recours yoo xam ni mën nga ko def sur le plan administratif ou bien sur le plan judiciaire mën na tax ñu wàññi sa peine. ndogal li nag doon na it ab artu ci bépp mbër. boo nekkee royuwaay nag dafa am comportement boo war a am comportement. ci jëf la waaye aussi ci wax la donc kon ñoom nañu xoolaat seen bopp tàggataat seen bopp et si gën a am encadrement. ñeneen ñi nga xam ne aussi dañ leen nar a dal wala dañu nar a wax loo xam ne lu ëpp la soit ñu am défaite wala ñu am victoire ñu comprendre que ni am na kat ñoo xam ne dañ leen fi teg ñooy policier arène bi et que état moo leen fi teg et que képp koo xam ni jalgati nga wala nga wax nga loo ëpp wala def nga loo xam ni bokkul ak règlement yi li mu fi teg ah ñoom dinañ dal sa kaw. bu weesoo nag atum lëmm bi nga xam ne dina ko toog te du bëri
moom Lac de Guiers 2 dagg nañu ko it juróom-ñaari millions ci suñuy koppar bàyyeekoo nag ci avertissement yi ñu ko jébbaloon ci combat bi mujj. moom mooy CNG dafa moo xam dañ ma ko def métti ma trop sama 7 millions 40 mille dañ dagg sama xaalis te duma leen ko baal. mu ngoog daan bi nga xamante ne waa CNG teg nañ ko kii di Lac de Guiers ngir kàddu yu mu yëkkati ginnaaw combat ak Modou Lo ñi seen xam-xam màcc ci wàll wi di ay sportif doon ñu ko jàngatal ñu àndoon ceeg El Hadj Moussa Bey Modou Mbacké ñaa jox na leen dig daje ni ki ëllëg ngir yëgle kaay yi muy ponk bu mujj ci xibaar yi ñu leen di jaajëfal mbokk ci teewlu bi di ci jaajëfal technicien yi ñu ci àndaloon xibaar yi ngoon lay dikkaat juróom-ñaari waxtu ak juróom-ñetti waxtu laata boobee ñu leen di ñaanal ngoonu ko jàmm bu ànd ak tawféex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam. bismillahi irrahmani irrahim la ilaha illa allah la ilaha illa ant allahu akbar alhamdulillah. Application DTV, la magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible